salaamaaleykum yéen ñi toog di nu bàyyi xel ci MMD TV MMD Média di kër gu mag ñu leen di bëggee baax a baax kontaan ci yéen di leen ko jox seen wàccuwaay tey nag seen émission bu mag bi la Buzz People dafa déplacé wu comme ni ko defee nag décentralisé ko ñëw fi nga xam ni mooy ginnaaw raay sud ci esplanade bi tubaarkaale gis nga nan ko defee am na solo ba tax na aussi tey Buzz People fi leen am yëg-yëg defe ko fi xam naan aussi info commune danoonu leen indil info commune ci kanam incha allah rabi waaye aussi balaa booba ku ne xam na ni buñ ma demee ba ci cëppaandaw la sama consultant di la maison ki nga xam ne moo koy faram fàcce donc mooy ñëw donc nag ci li nga xam ni moom mooy synthèse bi lu ci gën a fees ak daal di koy faram fàcce taawee ko ba mu baax Moussa ci kanam tuuti daan ci ànd ak moom waaye aussi li gën a fees ci Buzz People tey diggante ki nga xam ne mooy Soxna Aïdara di soxna ci Wally Ballago Seck ak ki nga xam ne mooy Oumy Thiaré nag pour fàttali leen ma nga ci diwaanu Paris la France moom diggam ak Wally kenn xamul la ca ne waaye aussi Soxna Aïdara yabal na ay Samba Boy ba kar nañu ko agressé nañu ko def nañu ko lu doy waar loo xam ni fi mu nekk nii yoon daal dinay teg loxo ñi nga xam ne ñaar ñi nga xam ne def nañu ko yoon ga nekk ca Paris teg na leen loxo ñu xool nag ba xam fan la man war nañ di wujjekki gëtam bu Moussa ñëwee daan ko faram-fàcce yaatal ko ba mu gën a am solo waaye aussi li gën a doy waax ma nga xewee foofee ca Kañalang xam naa ni jomb na ca jege solo nekk rek dafa am benn ndaw goo xam mi nga am 28 ans dafa faatu ba mu faatoo nag ñu daal di sulli néewam mu doon lu doy waar kenn xamul sacrifice la kenn xamul lu mu doon doy na waar réew mi yéemi na bu Moussa ñëwee daan ci gën a xóot ci biir Buzz People ba tey nag dañuy des ci ñaawteef yi ndax it nag foofu ci diwaanu Mbour dafa am ab kat bu gaare ñaari nit wàcce ca ñu daal di nag dem ca armée ya di suul bopp nag mu doon lu doy waar loo xam ne yéemi na sacrifice yi ci réew mi ngi di mel ni tulleeg màlle yéemi na kon nag dinañ ci taxaw seetlu bu baax a baax a baax Lamine Naar gannaaw tawat gi mu tawatoon tawat bu yàgg-yàgg moom Lamine Naar bu Wally Ballago ku ne xam na ko ku ne wax na lu nekk nag Lamine Naar dafa dof Lamine Naar daal di tane na wér na prek moom Lamine Naar wér na nee na mi ngi ànd ak sagom bu baax a baax mi ngi noonu en tout cas li leen indiloon tey ci Buzz People waaye nag danoo yokku cere dollu ñeex defar ko ba mu baax Mamadou Mansour Diop ana tey nag lan nga nu indil tey ci Buzz People ñu dem seeti Mamadou Mansour Diop daal di ñëwaat tout à l'heure. salaamaaleykum Mbaye Karim salaamaaleykum mbokk yi ànd ak seen Buzz People li gën a fees ci actualité tey Guy Marius Sagna ànd ak liggéeykat yi nekk ca phosphate ba ñuy exploité ca Ndendori ñu amee leen xaalis bu sakkan toll ci ñeent fukk ak juróom ci ay millions ci francs CFA ndax fukki weeri salaire yoo xam ne fayuñu leen ko Guy Marius Sagna sax faf nee na nañu audité boobule société di exploité boobule phosphate ndax bari na ay jalgati yoo xam ne mu ngi koy def surtout ci digganteem ak liggéeykat yi. Covid-19 Sénégal léegi yegg na ci fukki junni ak ñett ci ay nit yoo xam ni am nañu coronavirus ñi faatu itam toll nañu ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar di wane ni kon Covid-19 ba léegi si mu ngi ci aw yoonam di dox ci Sénégal donte woon ni nag jàpp nañu ni méthode bi ñu jël pour xeex ko buñ ci continuer rek mun naa tax wopp ji dellu gannaaw waaye buy sukkandiku ci kàddu docteur Malick Diop mooy ful la rek la laaj ngir ñu xeex ak wopp jooju bu fekkee bëgg nañ ko génne ci réew mi ndax bu ñu xawee na sax tuuti wala ñu woyefal xeex bi ñu koy xeexee bañ a respecter mesures barrières yi jëli ko fi du doon lu yomb ndax diggante àjjuma samedi ak dimanche rek lu toll ci fukki nit ñoo faatu ci coronavirus fii ci Sénégal ñu wax itam ci xeex gookee ñu koy xeex bari na ay kuréel yoo xam ne dugal nañ ci seen loxo misaalu yenn ci ay gox-goxaat ba ci ñi organiser nawetaan muy jongante football yooyee nee nañu dañu bëgg a wàcc ci mbedd mi wàcc itam ci stade yi sensibiliser nit ñi ngir ñu xeex coronavirus. ñu wax ki ci nekkoon premier président bu cour d'appel bu Kaolack nga xam ni jamono ji bari na lool coow di magistrat bi tudd Ousmane Kane nga xam ni ci ay xibaar inspection générale bu administration de la justice dana ko déglu ginnaaw xibaar yi tuuma yu bàyyeekoo ci Yaya Amadou Kane wala Yaya Amadou Dia mi nga xam ni def ni dañu ko corrompre ndax dafa génn ci kaso bi koo xam ni dañu ko daanoon tëj ko giiru dundam ndax dafa reyoon nit xam ngeen ni moom magistrat bi di Ousmane Kane bi muy def conférence de presse nee na génnewul ku rey nit ci kaso bi waaye kooku lañ ko tuumaal du loola dafa fekk ku dee mu dagg situ tànkam te amul benn yoon ci justice bu Sénégal bu ñu waxee ni kooka mérito nañu tëj ko giiru dundam mu sol robbu avocat am daal di koy génn ci kaso bi tuumalante yooyee nag am ci seen diggante li tax administration bi fas yéene ko déglu moom
ngir xam ba xam lan mooy responsabilité am ci dossier bu sensible boobee ministre bi wax lu jëm ci wàllu justice moom itam sax maître Malick Sall dana daje ak waa SYTJUST mooy syndicat bi boot liggéeykatu justice yi nga xam ne yàgg nañu nekk ci grève ak li mu indi ci lompoñte ci wàllu liggéey ak cooxe gi nga xam ne indi na ko ci wàllu liggéey bi ci wàllu justice waaye teewul seen ndaje boobee fekkoon na liggéeykat yi entamé li nga xam ne mooy grève wu ñetti fan te bu ñu sukkandikoo ci maître El Hadji Malick Boun Aya Diop nee na dañuy topp boobule manifestation incha allah muy grève boobee ñu nekk ba keroog ministre bi di respecté kaddu yi nga xam ne signé woon nañ ko muy accord yu ñu signé woon ci atum 2018 loolu la fi nekkoon li fi gënoon a fës ci wàllu xibaar tey jii muy rubrique info bi nekk ci biir seen émission Buzz People la ñu ngi leen di sant bu baax ci bàyyi xel gi. ba tey nag gannaaw bi nu paree ci Modou Mansour Diop ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tabarkàlla ni mu décortiqué ci lu am solo franchement ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yal na sa jàmm yàgg journaliste bu mag moom it mi ngi noonu dañuy dem seeti Moussa mi nga xam ni moom mooy chroniqueur de la maison bu ko defee nag mu daal di ñuy indil faram-fàcce li nga xam ni moom moo gën a fës ci Buzz People ñu daal di koy tawi waxtaan ci lu yaatu Moussa ana foo féete. jërë ngeen jëf yéen ñi baaxoo di ñu topp ci MMD Média MMD TV ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax gis nga comme ni nga ko waxee sànq rek ñëw ci li nga xam ni moom mooy synthèse bi ñëw ci le chroniqueur de la maison comme ni ko fas yéene di defee saa su nekk rek tey nag ñu décentraliser ko indi ko fii ci ginnaaw waaye sud mi ngi noonu Moussa maa ngi lay nuyu. Mbaye maa lay fay. di la béggee bu baax a baax. waaw di la rebéggee noonu lañ koy waxee. rebéggee waaw tey dañoo gis li nga xam ne moom mooy Buzz People ñu décentraliser ko indi ko fii ci ginnaaw waaye sud. dëgg la Mbaye loolu initiative bu rafet nga def ndax li naan Sénégal du Dakar. dëgg la te it banlieue bi dafa doon zone bu riche boo xam ni. ñun ay doomu banlieue lañ. yow doomu banlieue particulièrement tey fii nga ñëw. nga xam ne ñun suñu lépp fii la ginnaaw raay sud ginnaaw raay nord. daanaka ñuy ñaanal waa ginnaaw raay yëpp jàmm. di ñaanal kilifa gi nga xam ne tey fii ñu taxaw di ko def. jàppandalal nañu ko tey di njiitu commune bi nga xam ni. lu bari Abdoulaye Diop waaw. tubaarkàlla acca mi ngi noonu Buzz People dañ koy dooree ak li nga xam ni moom mooy xew-xew bu doyaar boo xam amoon na jamonoy paate soxna Aïdara ak Oumy Kes Thiaré gis nga Oumy nee na soxna daa yabal ay waxambaane ñu daal di koy kar daal di koy agressé def ko lu métti te nag ba tax ma ngay dànkaafu Aïda sax ni bu ñëwee Sénégal ñoom ñaar lu mu mënti métti danañ jàkkaarloo ñoom ñaar. dëgg la jërëjëf Mbaye nga wax lu am solo mais Sali Thiaré nekk ci diwaanu France. Oumy Thiaré nekk ci diwaanu France. suivre nañ vidéo bi mu def sortie bi mu def. mais gannaaw benn lay pàq la mënuñ ci woon a wax. waaye nag gannaaw mbir yi àgg na ci loxol yoon. foofee ci diwaanu France. ba takk der yi am ñu ci jot a teg loxo. teg na leen ñoom ñaar teg na leen loxo waaw. kon loolu dañuy bàyyi yoon def liggéeyam. kon dañuy wane ni. mbir yi am na lu ca am. ndax wenn lay pàq la woon. mënuñu ko woon a gëm. tant que kam ku seqal génnul tontu. wala yoon def liggéeyam daa am ku mu daan. mais comme mi ngi ci loxoy yoon. dañuy jàpp ni kon am na lu ci luus. muy lu ñuy ñaawlu nag bay bu fekkente ne ni ko soxna si waxee. noonu la demee. affaire gangster dëgg la. kon day wane ni ki yabal nit. mu jaral ko mu jógee réew ba réew. mu yabal ay nit ngir ñu defal ko nit benn affaire. loolu Mbaye lu doy waar la. kooku la tax mu defal ko loo xëy na am na lu mu ko jaral. en tout cas li ñuy wax rek mooy comme li nga wax léegi rek benn lay pàq la ba tax na aussi dañuy xëpp suñuy bët xool ba xam fan la war na di mujjee ki gëtam. ndax tamit nit mën naa ñëw waxi mbiram rek waaye dañuy xaar ba léegi nag soxna génnegul ci boobee jamono sax. mu leen di kii ak yooyu soxna ak waale ñoom ña nga ci diwaanu Ngaparou ñoom di ña nga ci diwaanu Sale ñoom di tubaarkàlla def seen sortie tubaarkàlla. waaw Mbaye muy lu am solo xam nga tey jii li naan siiw du jàmmi borom. ni ma koy faral di waxee rek. te boo siiwee moomatoo sa bopp. boo defee ñu ne yow boo deful ñu ne yow kon booy def del seetlu sa bopp li ngay def. kon loolu lu jar a bàyyi xel. loolu jar a bàyyi xel la ci Buzz People ci MMD TV ñi leen di bëggee baax yéen ñi ñuy topp wéy leen di ñu topp rek ci MMD Média ba tey nag lu ñaaw am na ca diwaanu fa nga xam ni mooy Kañalang donc ab gone goo xam ni 28 ans la mën na jeune la génn àdduna ba nu xëyee ñaari fan ñu ñëw fekk néewam ñu suddi ko. Mbaye muy lu ñaaw lu ñuy ñaawlu. tey ji loolu bari na ci dëkk bi dañuy yëg yi ñu bañ koo yëg. mais ku xalaatul ni kooku dana bés dana ñëw foofu ñu ko tëral ñu tëral la fa. lu la neex defal mais ku koy sóor ku ne di nga xam ne yow fii ñu tëral kii te tëralu fi boppam ci coobareem ka ko fi tëral bés a ngi ñëw mu tëral la fi. loo ci yittewoo ci mbiru àddina dara jaru ko. kon nag Mbaye mu liñ ciy waxaat encore une fois
muy ñun banlieue bi Pikine gis nañ li fi daan am ci armeel yi ak yeneen armeel mbay armeel yi communes yi fa nekk nañu jël seen responsabilité ut ay agents sécurité surtout ça éclairé ko ba mu leer nañ ñu teg fa ay caméras surveillées loolu la ñuy demandé loolu mooy yoon gannaaw nit ñi mënuñoo bàyyi ñaawteef mais loolu commune bu nekk bi nu dalalee borom xaas mi ngi dégg ne yaa ngi dégg ma nga naan armère ku fa suul liggéey yàggu jàmm di nga ko gis waaw na mënta ñàkk ndax yéene néeg la borom a cay fanaan teg ci deretu jëddu mooy mbaggu borom dëgg la nit ki li nga ko yéene mën na ko daal mais fala budda yow aca rik waaye kon yow mi am li nga xam ne moom mooy xelum yóbbu liggéey ca armère ya na nga ca ba xel xam ne aussi bis dana ñëw ñu rokkos la foofee ndax kullu nafsin zaa'iqatul mawti kullu man alayha faani loolu yàlla wax kon nag mi ngi noonu ñu ñëwaat nag ci li nga xam ne doy waar am na ci diwaanu Mbour ndax it nag ñi ngi ne benn 4x4 boo xam ni dafa gaare ñaar nit wàcc ca nga saraax ci biir armère ya ñu topp leen ndeke bopp nag la ñu jël bëgg koo suul ci armère ya encore mbay ba tey day dellu si li ñu doon wax loolu bi mu amee gis nañ commissaire bi yàlla dogal mu nekk foofu jot na def benn sortie boo xam ne am na journaliste yu ko laaj mu am yu mu wax ci feeye nam demee mais ba tey ñu koy jaajëfal nag bu baax a baax a baax moom ak ay éléments ak sapeur pompier yi fa demoon mbay muy lu ñaaw loo xam ne day dellusiwaat ci li ñu waxoon armeel yi des fois zone yi ñu koy def day lëndëm day isolé wu jot na ñu jël ay sécurité teg ko fa mbay miire ko ba miir yi kawe bi si des nga éclairé ko teg fa ay caméras surveillance mais est-ce que armée dama gis armée yu bari bari amul lampe est-ce que dañuy tere mu am ay lampe wala lëndëm nga moo baax ci armée yi wala lan la non du question lëndëm nga mbay Touba déggoo ko fa armée lu Touba déggoo ko fa yeneen armée ci yeneen barab déggoo ko fa kon lu tax ñu koy dégg ci yenn barab yi xëy na matukaay yi ya nga xam ne lañ war a jël bu ñu ko jëlee mbay am na ci loo xam ne du am wala ku ko fa def balaa yàgg ñu teg la loxo nan xalaat yàlla xam ni aussi ci moom la ñu jógee fa la ñuy dellu nañ ci ba xel bu baax a baax ba tey nag dañuy dem nag ca ti Lamine Nar nag moom moo nekk ci Wally Ballago ku ne xam na ko du doom ci Ndeye Marie Ndiaye Gawlo dafa tawatoon feebar comme ñëpp yow da ngay sibbiru man damay sibbiru keneen day sibbiru ñi dañuy feebar ñu dëkkal ko fu ne ne Lamine Niar dof na Lamine Niar lii na wér na nag def na benn sorte nee na wér na plek alhamdulilah ba bëri ki dem rek kër Wally Ballago Seck fa la reeree mu nekk loo xam ni réew mi tuumale ci bari na di tuumal nit mbay muy ñuy dellu si ci loolu muy lu am solo parce que sa rubrique bii Buzz People buzz mooy dellu si waat foofu dafa doy waar non xam nga ñi da naan diw am nga buzz mais siiw du jàmmi borom yaa ngi dégg sax son excellence yàlla na ko yàlla yokk wér amiin suñu yaay Adja Marème jàmm la yam déggoo ma de lu ne teg nañ ko ci deram est-ce que dégg nga mu wax noppi tontu la waaw noppi tontu la mbay ku bañ ñu waxal la toogal ci sa ruq dëgg la bu la kenn gis mais nag am naag amul moom dañuy bàyyi moom yàlla mooy àtte moo xam mais nag siiw du jaami borom yonent bi sax nga xam ni mooy gër gi mindeef moom la yàlla tànn ni ko yaa gën ci nit ñi amoon na ay baati ginnaaw amoon na aussi ay nit yu ko doon fexeel mu nekkoon lu doy waar tey nag li la indiloon tey ci seen rubrique bu mag bi de di Buzz People waaye aussi du ñu dem te dalaluñu ki nga xam ni di gërëm Alaaji Mansour ci info yu am solo yooyu nga xam ni moom la ñu indil noonu Alaaji Mansour xam naa mi ngi may dégg Mansour mais Momo mi dafa garaaw xam naa moo ko Alaaji Mansour ñoom ñoo ko kii nii rek tuwaat kaal en tout cas am na solo lool ñu ngi lay jaajëfal di journaliste bu mag moom tamit di ndaanaan pël fadrin ñu bàyyi ko xel nag bu baax a baax dañuy dalal nag ki nga xam ne mooy Makhtar Demba Ba di conseiller municipal bu Guinaw Rail Sud bu ko defee ñu waxtaan ci li nga xam ne moom mooy yëfi Guinaw Rail ak li nga xam ne moo fi am ci kàttanu yàlla dëgg la à tout à l'heure jërëjëf Dumo merci beaucoup ñu ngi lay bëggee baax a baax Dumo plus ak doy waar jënd la aci mi ngi noonu comme ne ko foo waxee sànq rek ñu dalal nag Makhtar Demba Ba moom di conseiller municipal bu Guinaw Rail Sud ñu ci nuyu bu baax a baax nag sunu xarit Ibrahima Ngom di conseil moom tamit nekk foofee ci Guinaw Rail di ci nuyu nag bu baax a baax a baax képp ko xam ne yaa nga ca mairie ba particulièrement le maire Abdoulaye Diop ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Moussa ñu bàyyi la ak sa gan waaw Mbaye ni nga ko waxee rek di dalal Makhtar Demba Ba di responsable jeune ci commune bu Guinaw Rail Sud di conseil municipal en plus tey jii bokk ci ñu faciliter tey ba ñu délocaliser li nga xam ne mooy Buzz People ñëw fii du lu am solo kon Makhtar ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi ñuy seetaan ci MMD Média waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan yëpp maa ngi tudd Makhtar Demba Ba nekk conseil municipal au niveau de Guinaw Rail Sud en même temps aussi nekk le premier vice-président chargé de la coordination du conseil communal de la jeunesse
nekk acteur développement aussi tamit yëngu si wàllu culture donc maa ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci tey ni ngeen ñëwee ci commune bi en fait rafetlu na ko bu baax a baax Thiam ak Mbaye Babs ak ñi ngeen àndal yëpp waaw commune bi daal seen commune la dalal leen jàmm commune baa ngi noonu yeneen noonu yéen ñaar defeel bokk ci tamit responsable yi nga xam ne bokk nañ ci cellule de communication ci mairie bi. waaw boo xoolee man dama bokk ci commission communication bi nga xam ne moo yor wàllu communication si wàllu mairie bi ak li nga xam ne lépp lu jëm wàllu juridique yàlla dafa dogal ma bokk ci communication ma bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko jiite ci commune bi bokk tamit ci commission culturelle bokk tamit ci commission yu bëri mais boo xoolee ci li ma gën a ràññee mooy ci commission communication bi dama ci yëngu bu baax a baax tey Matar du ñu guddal xam naa dañuy jaajëfal rubrique bu gàtt lay doon rek mais tey élection locale yi ñuy dàq ka dàqaat tey ndax yéen fu ngeen ci toll ndax jot nañ ñu jàpp date bi wala pareegu leen mën nañoo bàyyi ba saa yu président Macky Sall pare jàpp ko yéen. waaw en fait boo xoolee ñun toujours sax dañ koy wax dañ naan ne ñoo gën a gudd mandat si ñi nga xam ne ba histoire fal maire ba léegi. boo xoolee génération 2014 moo gën a gudd mandat ci conseil municipal bi nga xam ne moom moo am. mais nekk na loo xam ne aussi nekkul lu ñuy defar lu xëy na mais tamit jaama pexe yàlla dogalam. ce qui est important mooy Dakar bi dem teewul li nga xam ne moom la commune bi war a def li nga xam ne moom la conseil municipal def ñoo ko war a def donc jàpp na ne même fekkoon ne élection am na tamit dañuy dem a wàcc la terrain xeex ngir nekkaat ko. mais est-ce que pare ngeen yéen nii pour élection yi tey bokk ci ñiy kaas pour ñu jàpp date bi nu mu gën a gaawee. waaw normalement parce que loolu aussi loolu mooy li nga xam ne parce que xam nga tamit élection lu tax mu am solo mooy lu tax ñu war ko mën a amal ci date dafa nekk loo xam ne dafay gën a yombal mbiri parce que bu dee en safar la nga koy dàq tàmm dàq bi baaxul ci li xam ne mooy réew day gën a ubbi débat day gën a tax tamit ku nekk di wax ñu def ko une fois pour toutes mais ku ne xam ne tamit jamono yuñ toll tamit dañoo am benn situation boo xam ne ñëpp mën nañu vivre donc pour man buñ ci waxi dàq ay élection wala waxu amal ay élection damay jàpp nit ñi xamuñu lu xew li am solo mooy nañu xeex li ñuy xeexal ba noppi lu jëm ci wàllu Covid bu passé ñu wàcc si le terrain dem ci làmb ji ku yàlla may ndam nga jël. dëgg la man fi may ñëwee Moussa. mooy est-ce que réellement que conseil municipal que conseil municipal yi nekk ci maire bi yëpp maire bi la ñu àndal je pense que ban parti nga nekk. waaw man commencé par man commencé par man ñun en 2014 en tant que ay jeunes ba ñu waree def changement bokk ci ñu jàpp ne war nañ am changement dañoo dem créer seen mouvement. ut ku ñu abal récépissé muy MCS mouvement culturel pour le salut du Sénégal bu Abdoulaye Guissé ñu dem élection yàlla dogal la maire gagné et puis ñu ànd pour liggéey ci une commune. mais est-ce que élection yi di ñëw da ngeen di porter waat le même flambeau ànd ak maire bi wala maire bi wala aussi da ngeen di sampal seen bopp. waaw ñu doon jàppale tout est possible ah. ñun en tout cas ay jeunes non tey MMD Média lépp fii leer. MMD TV lépp leer da ngeen di am seen i candidat bopp wala da ngeen di ànd ak laay. mais Babs man je pense que li ma mën a wax mooy tout est possible. en tout cas ñun gox bi moo ñu intéressé gox bi moo ñu ñor. donc képp koo xam ne jàpp nga ci liggéeyu gox bi di ko liggéey normalement pour ñun amuñu benn intérêt pour am na yow bu ñu gisee ne carrément tamit nekkoo ci li ñu war a nekk ñun pourquoi pas ñu uti leneen parce que ay jeunes lañ j'espère que commune bi joomuñu voilà. dëgg la en tant que jeune tamit nekk fi nga xam ne mooy ci commune bu Guinaw Rail Sud di kaasal ndaw ñi bokk ci ñi taxawal ndaw ñi ci mairie ba fa ñuy jëlee dogal yi. tey gis nañ fi ñu taxaw nii ndaw ñi daan kaas place publique ak yooyu ñun ñi nga xam ne xëy na xamoon nañ ni mu meloon biñ fi ñëwee tey am nañ benn satisfaction. mais rawatina canal boobu ñuy seen ci suñu ginnaaw maam liggéey yooyu tey est-ce que jeunes yi tey ñi ngi gis seen bopp ci commune bi. oui Thiam je pense que ba ñu engagé pour nekk ay politiciens ba ñu engagé aussi pour nekk ay opposants wala bëggoon a jël mairie bi. je pense que lii moo ko waraloon mooy que vraiment ndaw yi gis seen bopp parce que dama jàpp ne ndaw waru am objectif toog rek di kaas ne dara baaxul toog ci grand place naan ataaya naan affaire yu doxul dara baaxul di kaas dañoo jàpp ne normalement da nga war a bokk ci instance de décision yi maanaam fa ñuy décider da nga fay bokk di mën a kaas affaire yi di mën a ñëw mais tamit yàlla dogal na ba ñu demee bokk ñu boolewaan mbir yëpp parce que le maire aussi ku ne xam ne ne c'est un homme boo xam ne bëgg na def dara donc ba ñu àndee ñu ñëpp liggéey ngir suñu commune woon que ne carrément tamit esplanade war na am c'est-à-dire jeunes yi war nañ am foo xam ne bu ñu bëggee féexlu ba ñuy féexlu seeram da doon daw boobu mu daan jaar ay jamono ngay dox ci pont bi guddi 20 heures nga gis ay jeunes toog ci kaw pont bi di waxtaan ak seeni coro en tant que jeune daf lay metti kon nag ñu wax ne maire aussi ci moom ci politique de développement am en tant que ay jeunes mu ne pourquoi pas ñu def esplanade bi tamit ñu def ko macha allah mu taaru lool et dina bokk tamit ci esplanade yi nga xam ne jàpp nañ ne moo dàq ci Sénégal mais am yeneen esplanade aussi yoo xam ne moo ngi war a amal parce que Guinaw Rail dafa yaatu xam nga Guinaw Rail 3 zones la fi mu nekk tey mooy zone centre y a zone Sips y a zone Sotrac
zone sud am na bu ñu fay prévoir zone Sotrac aussi am na bu ñu fay prévoir et ñu jàpp ne vraiment bu esplanade yi gën a bëri dina tax jeunesse bi gën a am foo xam ne dinañ fa toog di waxtaan et mu am ñu équipé ko na mu am wifi nga xam ne vraiment jeunes dinañ fa mën di jaar di mën a di waxtaan parce que jamono ji ku ne xam ne jamono technologie la ñu facilité leen li nga xam ne moom mooy wifi ñu mën a def seen affaire xanaa avant ñuy ndar képp may jox Mbaye pour mu laaj ak yow ci laaj bu mujj bi man na bëggoon a dikk su may ñëwee mooy dama bëggoon rek ñu ñëw tuuti Momo du ñu ñëw tuuti rek ci li nga xam ne mooy xew ci maire yi ndax gis nañu maire de la commune yu bëree bëri am na problème suuf ñu ngi ko ci wax maire yu bëree bëri ñu ngi wax problème suuf maire yu bëree bëri ñu ngi am problème suuf est-ce que Abdoulaye Diop mës nañ ko tudd ci suuf wala bu amee ma de déggaguma ko yow comme que fa nga ne nga leeral ñu waaw alhamdulilah Mbaye Babacar man je pense que Guinaw Rail bu ñuy wax problème suuf yaakaar naa dafa am ñu juddul Guinaw Rail ñoo koy wax te Guinaw Rail amatu espace boo xam ne déjà sax suuf war na fi mën a am li fi am mooy ay poches yoo xam ne autoroute péage moo ko fi bàyyi woon ñu nekk fi te poches yooyu ba léegi may wax en tant que conseil municipal doogaguma ci benn conseil municipal ñu délibéré wax ne poches yi jox nañ ko responsabilité du maire. APIX moo joor ay poches am maintenant nag APIX war na am partenariat ak mairie bi bu fekkee am na ko xam ne soxla na loo xam ne ci développement commune bi mairie mën na faciliter yow ak ki nga xam ne moom mooy APIX bu ko defee yow ñu délibéré la nga nekk fi ci action mais en tout cas li ñuy wax ci problème suuf alhamdulilah ci commune bi fii amagu fi coono nag bëri na parce que chaque fois nga dégg di ko wax li fi nekk mooy mun ñu fi bàyyi ay espace APIX bàyyi ko fi ba pare ñu koy bàyyi mu vide te tamit commune Guinaw Rail nekk na loo xam ne Carrefour Pikine la léegi fu waaye jógee Guinaw Rail ngay jàpp pour teggi yi ñuy romb nag vraiment ci xar-xar ko mu Guinaw Rail war na changé ñun fa lañ toll moo tax vraiment yi ngay dégg yëpp am na mais ci lu ci kanam rawali bët incha allah. benn question ñu tëjee ko jataay bi xam naa ngir ñi ñuy seetaan dégg nañ coow loo xam ni benn tali secondaire bu fi jaar coow li bari na ci lool ndaw ñi jóg di kaas waa commune bi jóg di kaas ñu ne maire day dagg fatt ay buntu kër def ay kanting loolu lañ bëggoon a xam nu mu demee. xam nga loolu dëgg la parce que dafa am li nga xam ne moom mooy dafa am plan d'aménagement boo xam ne plan d'aménagement boo xam ne ñun ñoo ko voté en tant que ay conseil municipal ñu jàpp ne kat fi nga xam ne piste 2 dafa jaar mooy lu jógee cinéma Thiaroye dem ba sotti li nga xam ne moom mooy mooy rond point Sipsi bi ba fa piste 2 bi jaaree jëlee fa ay kër ba fa ay espace yooyu nag ku ne xam ne commune Guinaw Rail benn marché la am muy marché Waranka te ku ne xam ne commune lu muy dundee mooy ay recette kon espace yooyu ñuy bàyyi pourquoi pas mairie bi teg benn plan de aménagement boo xam ne dina tax ñu teg fa ay magasin aménager ko am ay bureau doole am ay EDK am loo xam ne nit ki daan dem Pikine di ko defi nga resté bi Guinaw Rail di ko am la nga naa ut ci marché Seng wala nga ut Sandaga wala nga dem ay feneen ak feneen mais pourquoi pas nga resté bi Guinaw Rail am ko je pense commune Guinaw Rail ci loolu la nekk ñeneen ñi nag comprendre mais tant que mbir mi parewul nit ñi duñu comprendre et je pense bien que bu dee rek développement Guinaw Rail mën tax a jóg amuñu luñ ci tiit amuñu luñ ci ragal da nga koy def pour développement Guinaw Rail kon coow li daal buzz la woon people buzz la woon noonu buzz la et je pense que ñi ko doon def aussi xam nañ ne instant bi xam nañ ne jàpp naa loolu aussi Thiam gis nga la maire en tant que opposant maire PDS la lépp lu muy def je pense que bu arrangé wu état bu ko xëyee du ko gonte man li ma mën a jàpp rek mooy la maire bu xëyee ci suufu état Macky Sall nag bi di suivre bu xëyee gonte ko xam ne dëgg la bu dul dëgg mag état bi njëkk a ñëw da ko lu ko fi def baaxul jëlee ko wax mbokk yi la doon seetaan ci bés bi lu leen di wax mooy xëy na li ñu fàtte woon a wax mooy que vraiment di lancer appel di wax ne Guinaw Rail vendredi passé dund na situation boo xam ne si wàllu inondation depuis 2005 lañ koy dund may wax depuis 2005 lañ ko koy lu ko waral mooy terre bi ñu indil defal ñu benn tunnel boo xam ne vraiment du tunnelu dara wax nañ ko guddi wax ko bëccëg boo fa demoon tey da nga gis ne carrément du tunnel du bakk demoon ba muy taw vendredi taxi la fa lekk taxi muur camion guux ko loolu bu fekkee nit du ko fekkee parce que ñu laaj appel si monsieur le président muy Macky Sall son excellence Macky Sall mu ñëw dimbali ñu parce que wax na ne waa APIX directeur APIX ñëw na fi ñu ne ko ñun bañuñu terre bi bañuñu autoroute à péage bañuñu dara mais booy defar ay yoon tamit ña ngay defar ay yoon war nañu am yoon pour génn ñun terre bi du pour ñun autoroute à péage du pour ñun amul benn arrêt boo xam ne pour Guinaw Rail la mais ngir yàlla nañ ñu may yoon bu ñu jaar ñun loolu la ñuy ñaan te ba dëgg yàlla nag bi paase yëngal nañ ci nag bu baax waaw yëngal nañ bu baax na te yëngal yooyu nag dinañ continuer di ko def ba keroog nag vraiment ñu jox Guinaw Rail cër bu moom parce que fi ma terminé mooy Guinaw Rail ñu ngi ko créé en 1933 1963 ba léegi ba 2020 ñu bañ nekk ay xale 92 dund nañu li nga xam ne mooy inondation 2005 dund nañ ko dund nañ ko 2009 bu ma juumul dund nañ ko ay 2012 mais ba 2020 ñuy wax 21e siècle doy na waar
c'est impardonnable. kon kon mbokk yi mu ngi noonu xanaa loolu lañ leen indiloon ci Buzz People tey àndoon ceeg suñu njaatige Mbaye Karim Seck borom Buzz People. kon yéen ñii seetaan MMD Média ñu ngi jaajëfal ki nga xam ne mooy Makhtar Demba Ba doon responsable ci commune bu Guinaw Rails Sud di conseil municipal di responsable tamit ci li nga xam ne mooy conseil national de la jeunesse kon nag ñu ngi leen di sant ci éclairage yi ñu indil ci li nga xam ne ay information la ni ñu ko ànd ak moom nag dinañ dugg ci population bi nag ci jamono yii di ñëw waxtaan ak ñoom it seen avis ñoo xam ko ndax benn lay pàq la ni ñu koy faral di waxee population bi dañ fay nekk ak ñi leen yilif kenn ku ci nekk la ngay bëgg faaw ngay waxtaan ak sa morom concertation di am su ko defee communication connexion bi dox seen diggante jàmm ni ñooy kon Mbaye Karim loolu lañ leen indiloon di gërëm mboolem équipe bi ñu àndaloon di leen dig beneen jotaay merci beaucoup cant ak ngërëm ñenn la du moo di ko kontaane bu baax a baax merci Mansour Junior di ko kontaane di bëggee aussi Mamadou Mansour Diop macha allah chronique bi am na solo lool ñu ngi lay gërëm baax la sant Makhtar Demba waaw Mbaye benn kii di wax ni bépp commune boo xam ni wala bëgg nga ñu ànd ak Buzz People ak équipe bi décentraliser ko ñëw fekk si la ci sa commune waxtaan ak yow ci lépp lu la soxal info commune nga contacter ci numéro yooyu ak contact yooyu nga xam ne affiché na